Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques. Vous aspirez à devenir un cadre polyvalent, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie. Entrez dans la grande histoire de l'École supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes: génie biologique, génie des industries agroalimentaires, génie des industries chimiques, hygiène, qualité, sécurité et environnement, génie des procédés industriels. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 Extension, en face VDN. Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33 867 02 03, 33 867 02 03 ou au 77 094 05 75, 77 094 05 75. Email esgib@gmail.com et GIB, la lumière du savoir. mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média xibaaru marax yi li ci gën a fës di tiis wi dal ci axlu laayeen inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon la ñuy wax gannaaw ñetti doom ci xalif général kullu laayeen maam Abdoulaye Thiaw Laye ñoo wàcc liggéey rob lañ leen ci tey jii dinañ leen àggee it njaalu président de la république ci jumtukaay yu xarale la ko jaarale kon ñetti doomu xalif général des laayeen yooyu bàyyeekoo fi ci benn bés ñu war a àddu yi ci mbirum xëy mi ak ANSD banxaasoo ci nguur gi xëy weddi OIT di kuréel gi banxaasoo ci àddina bi di lijjanti mbirum xëy ak liggéey ci xayma giñ fi def 48% taux de chômage am ci Sénégal ANSD de déedéet ñu ngi ci 16% téeméer boo jël fukk ak juróom benn kon Thierno Thioune di économiste xam-xamam màcc ci wàllu koom maître de conférence la université dana ci ànd ak ñun indi leeral ak Amina Mbaare Sow ci reportage tolluwaayu xëy mi fii ci Sénégal coow li ne kur ci biir PS wàllu politique la ak dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng kan moo koy wuutu Serigne Mbaye Thiam ne bëgg na waaye bëgg na te mën na góor gi siis weddi ko ne mënul professeur Iba Bari dina leen àtte ñoom ñaar ñooñu ci reportage it Pape Faran ñi ngi lañ ci àndal bitim réew Guinée moo ci gën a fës ak élection yi démb la ñu wote Cellou Dalein Diallo siiwal ni moom moo gagné commission bi yëngu ci wàllu élection banxaaso yi ci nguur gi artu ni ñiy siiwal résultat yi te mëtagul buñ ci sukkandiku mën àtte kan moo gagné ay junni observateur yi teew nañ ca Guinée nee ñu fan yi ñu dëgmal incha allah dinañu indi seen gis-gis ca élection yi na mu demee noonu ca Guinée nees tuut rek ñu yaatal incha allah. inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon ni mu leen ko waxee ci boppu xibaar yi ñetti doom ci xalif général kullu laayeen ñoom ñoo wàcc liggéey ci benn bés muy soxna Ayta Sène Thiaw Laye di Malick Thiaw Laye ak it Khady Anne Thiaw Laye ca gorom la ne woon moomu ma mujj lim daal di nañ leen rob ci altine ji gannaaw faatu bu gaaw yoo xam ni moo leen yóbbu Seydina Issa Diop Laye banqaasoo ci njaboot gi ñu teewlu ay kàddu seedeem. bu tiis dafa am tey dal ci kër maam Seydina Limamou alayhi salaatu wa salaam ndax tey ji di altine fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre 2020 ñetti doom yu xalifatul muslimin Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye taawam bu jigéen Aysatu Sène Laye Thiaw Laye ak rakkam bu ñuy wax Malick Thiaw dëkkoon ca Bargny te tray bi yàgg lool waaye moom it ab jigéenam bu mbokkal ndeeg ba ñu di ko wax Khady Anne Thiaw Laye moom it mu ngi dëkkoon ca gorom doon fa sëy suñ borom moo dogal kenn ku nekk ak te la tëraloon feebar te feebar bi yàgg na loolu ndax mat na ay weer waaye yàlla suñu borom moo dogal tey jii ñu bokk benn bés ci altine ji nga xam ne ci la ñu dencoon yonte yàlla Issa Rouhou Laye alayhi salaam le 21 août 1949 tey jii nag di altine 19 octobre 2020 ñu denc ñetti sëtam yi moom yonte yàlla Issa Rouhou Laye di doom ci Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye muy tiis woo xam ne bu dalee ci moom
dal na ci kuréelu Ahlul Laay yëpp waaye dal na ci umma islam yëpp. kon ñu ngi ñaan suñu borom ba subhanahu wa taala maam Baye Laye alayhi salaatu wa salaam ak njaboot goroo xul seen maam nekk ci bopp ba teeru leen ci jàmm teeru leen tabb leen àjjana firdawsi macha allah yàlla na yàlla sa borom ba yóbbu leen ca illa yi na kon ñu jàpp rek ni ñetti doomu xalif général kullu laayeen ñoo bokk bés ñu denc leen ci altine ji ñu koy jàll ci sama lamiñ groupe Futurs Médias ëxlu laayeen waaye it umma islamique bi yëpp ni ko président de la république defee jaarale ko ci jumtukaay yu xarale yi Twitter Macky Sall daa dinay jébbal njaalam xalif général des laayeen waaye it ëxlu jullit yi niñ leen ko doon waxee ci boppu xibaar yi coow jip gannaaw xayma bu tukkee ci OIT banqaasoo ci àddina bi di yëngu ci wàllum xëy ak liggéeykat yi ci taxawu leen bi ñu xaymaa ne 48% taux de chômage moo am fii ci Sénégal ANSD di yëngu ci wàllu xayma fii ci Sénégal weddi lu ni mel ne ñi ngi ci 16% fa la ñu toll Thierno Thioune di maître de conférence di yëngu ci wàllu koom indi ay leeral ci wàllu jafe-jafe yi nga xam ni am na ci wàllu xëy mi la ko waral mooy formation la gis ni ñuy tàggatee xale yi ndaw yi ak diplôme yi ñuy am du méngoo ak marché du travail la mu laaj ñu ànd ceeg reportage Amina Mbare Sow. ci ay loxoom mu ngi tee ay CV yu bëre li lépp nag di ay dossiers yoo xam ni seen borom dañ ko déposé di xaar ñu may leen liggéey. li ñu wàññi ëpp nañ juróom-ñaari junni ñi nga xamante ne ku ci gën a tuuti bag la am na ñu am doctorat sax ñu ci bokk. léegi association bi ñëpp la boolee am na ay médecin am na ñu jàng yoon ci ay loxoom mu ngi tee ay CV yu bëre li lépp nag di ay dossiers yoo xam ni seen borom dañ ko déposé di xaar ñu may leen liggéey. li ñu wàññi ëpp nañ juróom-ñaari junni ñi nga xamante ne ku ci gën a tuuti bag la am na ñu am doctorat sax ñu ci bokk léegi association bi ñëpp la boolee am na ay médecin am na ñu jàng yoon am na ay pharmacien am na ñu jàng ay sciences yëpp kon ak ñi nga xam ne ñoo jàng ci école de privé ay ñoom management institut informatique yooyu yëpp. Sénégal dëkk boo xam ni depuis un certain temps ñu ngi naan émergence ñu ngi def ay politique d'emploi ñu ngi créé une institution de promotion de l'emploi des jeunes yooyu yëpp bu ñu ko defee nag te ci côté bi ñuy enregistrer taux de chômage yooyu loolu ay la yéwén dina indi njàqare dina indi tiitaange. donc li am solo nag du doon ay guerru chiffre naan man maa am chiffre bu baax bi wala kii moo am chiffre bon bi jàpp naa ni institution bi toll ne organisation internationale du travail su génnee chiffre rek da koo sukkandiku ci lu wóor. lii nag di ab pàcc rek ci jafe-jafe yi ndongo yi di am bu ñu paree seen jàng loolee nag mu ngi intervenir ci contexte boo xam ni Sénégal dañ ne taux de chômage bi daf ci élevé toll na ci 48%. jàpp naa ne donc réforme bu ñu doon dem sax ba xóotal ba ci biir mooy système éducatif bi si boppam la ñu war a réformer jàpp naa ni am na yoo xam ni jaratul ñu koy def enseignement général nañ développer li ñu naan l'apprentissage les métiers. yooyu bu ñu ko defoon rek entrepreneuriat day gën a mën a dox daal di nit dootoo xaar ñu lay embaucher da ngay ñëw di mën a demal sa bopp jàpp naa ni joyantel yi correctif yi foofu moom war nañ ko kii maanaam apprentissage wàññi orientation yi ci université yi dafay école de métier dafay université de métier nit soxlatul def ay bac plus 7 pour am diplôme mën ngaa def li ñu naan bac plus 2 comme ni ñu koy gisee ci pays occidentaux yi. emploi yi fi am ci état bi ko joxe ak yooyu dañ koo politiquer. soo bokkee ñu jox la soo bokkul duñ la jox financement yi tamit même chose la kon yooyu yëpp soo ko dajalee ak li ñuy woo ci yoon profession libérale maanaam ay ñoom avocat ay ñoom huissier ay ñoom expert yooyu dafa am nit ñoo xam ne dañ koo téye def ko seen moomeel bopp nanguñu ko ubbi pour ndaw yi mën cee dugg. Yves Salé moom jàpp na ni politisation yenn recrutement yi ak financement projet yi donc moo waral xale yi dañuy am jafe-jafe ngir ñu am xëy. ñu jëm ca port ba ak commerçant yi transitaire niki industriel yi ñi ngi yëglu ne dañoo laxas jaan ci bateau yi yóbbu conteneur yeeg di ko indi ba tax na jafe na lool ci ñoom njëkk yi ba sàkku ci nguur gi ñu taxaw ci lu ko mooy bañuñu ci ba bloqué port bi ki yoroon seen kàddu Baye Modou loo lay wuyoo ñu teewlu. réunion bu mel nii mosuñu ko def su amee rek ndaxte wut nañ solution ba tey mënuñoo am solution. ñun nag suñ jumtukaay lañ am muy port bi te xeex bii ñuy xeexal état bi lañ koy xeexal parce que li ëpp ci recette ci port bi lay jóge port bi su demee ba amatul benn compétitivité gis nañ fi daaw
am ay gaal yoo xam dañuy ñëw en rade dañuy mujj dem ci port yi nga xam ne ñooy nos concurrents direct muy Téma Gana wala Abidjan ba Nouakchott bi nga xam ne sax jegewuñ woon léegi mi ngi commencé jege ci lépp ci compétitivité ci lépp ci cherté moo tax ñu ne nag il faut ñun ñuy ñëpp ñi ngànk port bi ñu toog waxtaan mi nag lu ko indi mooy defar parce que foog naa ne port bi su doxee ki mi njëkk amal njariñ mooy état bala mu nuy amal njariñ ñun lu tuuti lañ ci am danoo seq ak ay naataango yu am doole yoo xam ne nii mooy li ñuy wax les compagnies maritimes seq ak port de Dakar. suñu solution mooy fan jëm mooy mënuñu def leneen lu dul grève banque suñu loxo ndaxte loolu nii discuter nañu si ñun ñëpp syndicat yi fi nekk ñëpp d'accord nañ si. beneen grève boo xam ni moom tàmbali na ca faculté des sciences et techniques université Cheikh Anta Diop bu Dakar la ko waral étudiants yi dañuy ñaxtu ci wàllu jàng bi waaye it ci wàllu nekkin dundin ba tax jafe-jafe yooyu ñu bëgg kilifa yi indi ci saafara ki yor seen kàddu ñu teewlu ko ak Pape Fara Ñing. suba amicalu étudiants yi mooy amical bi nga xam ne mooy représenter les 15000 étudiants yu faculté bi dañoo décréter benn grève bu 48 heures commencé ko tey lan moo waral grève boobu nag soo xoolee dafa am ensemble de problèmes yi nga xam ne am na fii ci fac bi problème yooyu yëpp ñu souligner ko wax administration bi mais administration bi faale wuñu kon joxul cër étudiants yu faculté bi à travers le représentant ñu xool environnement faculté des sciences moo gën a salté ci université Cheikh Anta Diop de Dakar. ce qui n'est pas normal suñu étudiants wu licence 3 yi nga xam ne ñoom second semestre lañu war a ñëw continuer seen décembre lañu war a ñëw continuer seen second semestre loolu c'est pas normal ndax moment boobu bu ñu terminer seen licence déposer master day tardé wu kon donc étudiants yooyu bu ñu amee licence ba pare dañuy toog une année pour déposer master ci au niveau école privée yeeg institut yi. beneen bi mooy suñu DUP yi li ñuy wax les droits d'inscription pédagogique amical bi da cee am 10% te administration faculté des sciences à savoir. suñu assesseur ak suñu doyen ak suñu CSA dañoo bañu mettre à la disposition amicale bi xaalis boobu nga xam ne moom mooy DUP yi pour que amicale bi mën a mën ay activités yi nga xam ni allant dans le sens de bien servir les étudiants de la faculté des sciences. ci loolu nag amicale bi dem assemblée mardi 13 octobre passé ñu déposé préavis de grève au niveau de l'administration bi réagirul waxul dara moo tax tey jii ñu xëy dem directement à l'acte mooy. benn cours magistral amul biir faculté des sciences benn TD amu fa benn TP amu fa jusqu'à nouvel ordre. ñu di àddu ci wàllu politique ak jamono ji biir PS coow li di ana kan mooy wuutu dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng Serigne Mbaye Thiam ministre bi yor wàllu ndox mi ne bëgg na ndax mën na Gorgui Ciss weddi ko moom it ca parti boobu la bokk ndax lu ni mel mënul tas li des ci parti bi professeur Iba Barry Camara indi na ci àtte ci reportage bi Pape Fara Ñing. du Serigne Mbaye Thiam yi du waxtu wi lañ ko war a wax te nekkul lu rafet. loolu la Gorgui Ciss daal di jàpp moom maire bu yéen nee na ministre bu yor wàllu ndox mi nekkul profil bi nga xam ne moom moo war a jiite lii di parti socialiste. bu fekkee yow da ngay wax fépp ne maa jëkk a jël kaddu dem rajo télévision ne Aminata Mbengue moo war a wuutu Ousmane Tanor Dieng si man ni ma gisee bu fekkee dafa am ku koy teg pression ne ko organiser élection congrès coûte que coûte warul nekk yow. pour nekk leader wala nga am leadership nekk am njiit mais am na noo war a mel si biir parti bon parce que war nga gaaf comme niñ koy waxee am njiit beneen bi it war nga am base yàgg goo xamante ne gi am nga légitimité historique loolu bokk na si li war a tax nga taxaw ne man leader la te war nañ ma fal ma jiite parti bi waaye loolu yëpp bu fekkee amul nga taxaw ne damay jiite parti bi te yaakaaruma ne critères yi nga xam ne mooy tax nit ne leader la wala am naa leadership goo mën a Serigne Mbaye Thiam mooy ki nga xamante ne moo si gën a yelloo pour ne damay jiite parti bi. professeur de droit bi nag di Iba Barry Camara nee na sax des élections bu parti socialiste ci droit am lay nekk bu dee leneen nekkul ci xelam. mais nag ndekku nag dafa war a am àpp
donc surtout que temps yi dafa am urgence il faut que parti socialiste tamit xoolaat dëgg-dëgg boppam il faut que ñu nommer kenn koo xam ne kii effectivement dootul nekk koo xam ne dañ ko nommer rek affaire négandiku mu nekk intérimaire mu nekk kenn nag koo xam ne kii moom mooy effectivement secrétaire général bi moom dafa nekk quelle que soit situation bi daal su fekkoon ne si moom rek la donc dafay continuer donc di travailler ak donc l'actuel président. Maintenant est-ce que loolu ba tey moom moo koy yëngal wala déet ba donc on verra bien. situation bi nu mel mun na indi jafe-jafe ci biir parti socialiste gannaaw feuilleton ñoom Khalifa Ababacar Sall. malaise moom si biir parti mënul ñàkk mais nag loo gis dañ koy waxtaanee parti bu mel ni parti socialiste li nga xam ne moo ñu war a tënk mooy circulaire bi nga xam ne suñu camarade regretté Ousmane Tanor Dieng bindoon nag ne nañu commencé renouveler bu ñu renouveler ba pare. fal secrétaire général parti soog a mën a dem congrès te loolu yàgg guñ fa. indi woon crise bi au sein PS ba nga xam ne bii moom moo tax ñu dàq ñenn nit ñi Khalifa dem créer parti ak affaire yooyu mais moi j'ai dit que problème boobu ba tey ça Moussa devient actuel ñoom Khalifa ñoom dañ ne woon en tant que parti socialiste waruñu dem di bootu ci kenn ñoom mën dem sax parce que am nañ pouvoir boobu. ci àpp bi nga xam ne moom la ñuy jox ki nga xam ne moom mooy toogagum ci bopp parti socialiste góor gi siis nag di xamle amul benn texte boo xam ne ci seen biir parti prévoir na li nu mel kon Aminata Mbengue Ndiaye mun naa toog ci poste bi ba congrès ñëw te kenn mënu ko inquiété. ana ban xar kanam la hôpital Néné Fesha am gannaaw fukki at ak juróom-ñett bañ koo ubbee jamono ji ay jafe-jafe neen ndax poste de santé sax moo ko tane ci leeral Ibrahima Jabaxate. juróom-ñett ginnaaw biñ ko ubbee établissement de santé bi madame Viviane Wade doon financé mu ngi ci ay jafe-jafe ci niveau 1 bi mu nekkoon tey l'hôpital bu Néné Fesha wàcc na ba ci poste de santé ndax ay jafe-jafe yi mu jànkonteel rawatina nag ci maternité bi nga xam ne sage-femme bi day séddoo salle d'accouchement bi ak ay jaan. loo xamante ne Néné Fesha ñëpp xam nañ ko jaan kese la ñuy def ay accouchement di rombante ay jaan yoo xamante ne moom neexul te wóorul. bébé baa ngi nii yaay baa ngi nii sage-femme baa nga ca biir salle d'accouchement mooy jafe-jafe boo xamante ne fekkoon nañ ko fii. ci jafe-jafe yooyu bi poste de santé bi jànkonteel ay torche la sage-femme bi di jëfandiku pour assister jigéen yi bu ñuy mucc. accoucher nga war a yokk malade bi war koo ñaw nga yore tos yow torche lu mën a gis day métti parce que kooku bu ki koy ñaw risque la benn bés sa demoon naa benn docteur man ne su ma amatee ëmb taaw dama la koy yónnee parce que mënuma sax am fi may ñaw parce que kooku boo ko yokkee da ngaa obligé nga suturer ko boo ko suturer amul lumière suffisamment pour suturer malade boobu mun nga bàyyi veine mu saigner à l'intérieur. li waral situation bi ni mel mooy melokaani hôpital bi. garde ay carton ou bien yeneen yëf yu nekk ci logement yi mais jaan yi su fekkee kenn nekkul foofu ñoon mun neen dugg dëkk foofu su fekkee aussi comme léegi ñaax bi bëri na def leen soofu ñaax léegi dañuy dem fi nga xam ne dafa set donc dañuy ñëw. loolu moo tax jaan yi ñu ngi ñëw mais nag dañuy jëm aussi jàppal leen ni en produit comme grésil ñu def ko pour au moins day dakk jaan yi. laataa ñuy am électricité personnel poste de santé Néné Fesha bi dañuy jëfandiku ak ay torche pour ñu mën a assister jigéen ñuy mocc xaaji guddi. Ibrahima Jabaxate jërëjëf gannaaw ci ponk yi Guinée daf ci bokkoon ci tënk waxtu wee ñu dàpp élection yi démb la woon dimanche jamono ji seetlu Dalen Diallo daje nag taskati xibaar yi siiwal ni moom moo gagné seeni di kuréel bi bànqaasoo élection yi yor ko daal di nañuy artu nag ci siiwal résultat yoo xam ne matul ñu bëgg ci sukkandiku àtte élection ba ñu fàttali ne ay junni observateur yu Guinée yu bitim réew teewee nañu élection boobu nee ñu ñoom dinañu indi seen gis-gis ci élection yooyu fan yi ñu dëgmal incha allah dinañ ko gën a yaatal ci yeneeni xibaar ak suñu envoyé spéciaux yi fa teew groupe Futur Média bokk na si Barka Ba madame Ngom Aram Touré loolu doon fi li gën a fës ci xibaar yi.